léegi dañu bëgg rek nga ñëwaatal ñu ci sa jaar-jaar wax nga ni da nga doon utiliser héroïne. ñu bëggoon xam sa jaar-jaar nan nga def ba dugg ci li nga xam ne moom mooy héroïne bi ak nan nga def ba génn ci encore. waaw héroïne bi daal ni ma ci duggee mooy sama séjour en France laa gisee pour la première fois héroïne. France par concours de circonstances aussi la ñeme héroïne bon produit la boo xam ne nag ñam ko moom égal lonku ci parce que du la bàyyeeg sa wér-gu-yaram daf lay jàpp daf lay téye boo ko amul da ngay nekk en manque ce qu'on appelle être en manque day mel ni ku am nëru palu pire que ça doo am jàmm sa xel dootul xalaat leneen mënoo paramétrer leneen day fixé wu mel ni loolu rek moo am ci àdduna tant que amuloo ko yaram du la bàyyi ay jaare ay biir yu metti baisse de tension haute tension doo nekk jàmm il faut que nga am ko léegi nag dafay jaral lu nekk boo ko amee da ngay daal di tranquille mel ni ñëpp wala mu nelaw loolu sax mais daal de toute façon da ngay bien ce qu'on peut appeler être bien li la ciy musal mooy nga bañ koo ñam mais benn yoon ñaari yoon lonku nga ñuy wax lonku benn yoon bi mën nga ci am ay plaisir parce que adduna bi dina rafet ci yow dina neex nga am ak ñëpp jàmm da ngay ree fàtte say problème nga recommencer 2 jours plus tard commencer nga lonku bu xasee ba taxaw rek lépp loo mënati am da nga ko ci def da ngay wuti pour di ko ci def tu peux vendre même tes biens di nga miiraas sa bopp pour di mën a am état normal boobu may tudde li may wax état normal mooy état nga nekk sous héroïne ci ngay mën a xamee ne normal nga parce que boo ko jëlul doo am jàmm da ngay mer da ngay am ay prise de caractère doo mu nekk kenn ku dul kuy utiliser drogue comme yow parce que di ngeen ci mën a wax di def ay plan pour noo leen ko amee ak naka sa dul noonu ñam bi mooy danger bi léegi nag boo xasee ba ñam ko comme ni ma ko waxee yaa ngi ci nekk nga lonku nga li ci des amatul plaisir da nga koy def uniquement pour mën a mel ni nit ñi soo ko amul da ngay tëdd doo def lenn dana la jaral nag sax nga sàcc triandé lu ne di nga ko def mais il faut nga am ko période boobu mën na durer toute ta vie léegi nag yàlla baax na bi nga xamee ni dem nañ ba am ay produits de substitution maanaam comme centre de prise en charge yi fi am dañ lay jox méthadone c'est un simili drogue c'est comme l'héroïne mais médicalisé parce que amul lenn loo xam ne dina tax nga màndi day éviter rek nga nekk en manque ce manque là bi nekk ci héroïne bi tax ba ngay mën a def lépp ci àdduna méthadone bi dina ko pallier nga mën a nekk ci jàmm méthadone bi aussi doo xam kañ nga ciy génn mais bon moo gën nga nekk ci état manque parce que méthadone mën nga boo ci nekkee di nga am sa estime de soi di nga mën a régler say problème di gën a say bëgg-bëgg di gën a raffiner nga mën a nekkaat ci biir nit ñi te kenn du xam parce que doo mandi da lay joxaat rek sa état normal comme avant ngay jël héroïne. waaye dafa mel ni fi mu nekk nii mën nañ jàpp ni daanaka génn nga ci li nga xam ne moom mooy situation bi wala boog am nga ci tan boo xam ne yëg nga ko ci mais balaa ñu ñëwaat ci loolu. dafa mel ni jafe-jafe moo la ci dugaloon. waaw nee nga sax France dem nga fa ba dugg kaso. dugg naa fa dem ba jóge fa bàyyi fa sa njaboot. voilà mën nga ci ñëwaat ci loolu parce que bi ma ko ñemee foofu j'avais un travail. am sama nekk fa ak sama soxna ak samay doom mais bi ma duggee ci héroïne li njëkk a manifesté wu mooy perte de ce bout de travail là parce que mënoo ko booleeg lépp dina la boo ko amul da nga koy wuti te liggéey ñëpp xam nañ ni ay charte la da ngay xëy midi waa ci heure léegi nag li nga ci xajal muy héroïne boobu dina tax ba dootoo mën a respecter heure normale da nga koy wuti ba pare doo ratal liggéey loolu say chef duñ ko seetaan buñ la ci jëlee nga daal di commencer nag di tal lu dul héroïne lonku ñëw na dootoo am dara man loolu moo ma dal ba ma am fa problème dugg kaso parce que il fallait que may am source d'argent comme dem naa ba perte sama liggéey lonku naa nekk naa quasi jonki damay lijjanti léegi lijjanti boobu nag li ñuy wax lijjanti loolu mooy lu jubul parce que liggéey moo am lijjanti moom amul lijjanti boobu moo ma yóbbu kaso bi li ma jural mooy ñu indi ma Sénégal ma tàggoo ak sama njaboot
sans que sax ñoom ñu xam ko parce que samay doom ay ñu ndaw la ñu woon xàmmee gu ñu woon dara. léegi nag bi ma ñëwee Sénégal aussi mënuma supporter loolu comme ça lu ne def naa ko pour retourner jaay naa sax sama moitié kër pour retourner mais lépp ci héroïne bi la delluwaat parce que le temps que nga naan xaaral ma defi lële di nga génne benn billet dem jëndi pour faju billet bi boo ko génnee beneen du dugg te bu subaa beneen ñëwaat ainsi de suite ba daal xaalis ba tamit jaar ci dem nga nekk fi di taxawaalu di dox bëccëg ngoon midi nekk ci wut loo mën a lijjanti ci àdduna tey yem ci héroïne bi parce que dootoo mun def leneen yàlla nag baax na parce que actuellement comme ni nga ko waxee j'ai retrouvé mes sensations ndax traitement bi substitution bi ça fait maintenant 3 à 4 ans bi ma ci duggee man dellu si waat naa yàlla def na ba ma nekkaat normalement di gisanteeg di déggante ak sama njaboot bu baax a baax wax dëgg yàlla ce que je peux dire mooy képp ku xam lii may wax dégg ko bul masa ñam héroïne dina la tàggal ak sa sago ci noo ko bëggewul sa njaboot di nga leen perte te fii nga dëkk di nga tàggoog ñëpp parce que da nga def loo xam ne héroïne bi moo la koy defloo te du doon sa jikko sama stabilité grâce à la méthadone le traitement de substitution bii may wax moo tax ba ma retrouver waat sama bopp soxlawuma héroïne fi mu ne nii ku ma ko tegaloon sama kanam dama koy tuur kenn ma ko may sax du ma permettre nit mu ma koy may dama dellu sax ànd ak koo xam ne mu ngi jël héroïne li ma lay njëkk a wax mooy bàyyi ko dugal la ci traitement bi parce que médiateur là mon rôle c'est de faire de sorte que héroïne bañ fi am donc je ne peux pas partager avec quelqu'un qui l'utilise. mais nangu traitement bi yomb na nga des ci commencé ko des ci yomb na. nga commencé ko des ci traitement bi xam nga fi mu nekk nii may wax ak yow am na ñoo xam ne ñu ngi ci traitement bi mais dañ ciy teg héroïne parce que dafa am nit ñoo xam ne du ñu nekk tant que mandiwul loolu day am ci ay nit c'est des gens qui aiment les sensations fortes mënuñu def lenn te amuñu lu ñu mel méthadone man mënuma comprendre nga koy jël ba pare di dem di utiliser jiwaat héroïne déjà il faut que nga jël doomu loolu li nga daan jël pour mun ko sentir parce que méthadone bi mu ngi fa déjà kon lan moo tax ngay demaat di jël héroïne en ce moment là nag faj la day daal di jafe parce que loolu la ñuy wax polyconsommation booy dugg ci traitement de substitution loolu lañ lay njëkk a avertir bul def polyconsommation méthadone bi nanguwul leneen yem ci boole ko ak nag loo xam parce que c'est toute une chaîne génn ci héroïne chaîne la dañ koy commencer ak méthadone mais méthadone bi il faut nga am ay activités psychosociales yoo koy booleel pour mën a répartir renforcement de capacité pour mën a def duggaat ci maanaam stabiliser sa vie pour mën a respecter waat normes yi nga xam ne moom la nit di dundee. li ma leen di mën a conseiller mooy peut-être ñooñu xanaa dañ dul nekk Dakar mais ku nekk Dakar yëg nga ni à Fann y a un centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar ñu koy wax CEPIAD bu ubbi boo xam ne tu ne payes rien da ngay ñëw ñu def loola test xool sa yaram ndax attan nga méthadone bi parce que méthadone bi tamit dafay laaj yoo xam ne il faut sa yaram nangu ko tel que ay baisse de tension ay hypotension yooyu nanguwu ko loolu yëpp dañ koy càmbar buñ ko càmbaree ba mu mat ñu dugal la ci processus bi képp koo xam ne nag yaa ngi ci héroïne fii Sénégal boo amee koo koy defandool wala koo ko daan def ba bàyyi ko dina yëg lii kon dañu def enquête boule de neige en 2011 ñu koy tuddee enquête UTSEN ci la ñu dénombré le nombre de CDI yi nga xam ne am na biir Dakar parce que kenn xamul woon ni sax Dakar nit ñaa ngi fii am ay drogué mais li ma la bëgg a xamal mooy durant la période man bi nga xamee ne maa ngi topp loolu noonu lu plus de 20 personnes yu ma xam dee nañu ci ay hépatite ak VIH fii ci Dakar plus de 20 ci ñi ma xam man rek waaw ñoo xam ne dañ doon utiliser héroïne ba feebar fekk leen ci lu ñuy wax hépatite ndax di patienter ay seringue di nekk ci ñu ngi koy waxee insalubrité parce que ku xës ba lonk moom yow li ngay seet mooy fu la kenn xoolewul rek ba nga mën faa dugg ba def sa injection ak fu lieu bi mënti mel nag
am na ñoo xam ne dinañ yor seringue bu mat une semaine ci ñoom chaque jour ñu utiliser ko te ñëpp xam nañ ni il suffit d'une goutte de sang, une petite goutte pour nga am doomu jàngoro sida. loolu nag moo tax ñun ñu jóg di xeex nag contre ça. xam nañ li ci nekk bëgguñu mu law ndax li mën a suuxal dëkk mooy loolu ay jeunes am bu ñu duggee ci héroïne dëkk boobu moom mara day taal yi tey jii boo demee ay Europe dans les pays développés il y a même des centres de chute yoo xam ne dañ ko ubbi pourquoi pour mën leen dajale benn place di leen jox seen traitement de substitution benn place ku ci bëgg seringue neuve ñu jox la ko ñu ngi leen di veiller il y a des médecins qui sont dans le campus di leen di veiller si ñoom Sénégal gii nag wax dëgg yàlla nous sommes en pays de sous-développement ku fi nekk yaa xam foo dëkk mais sa piade ñëpp xam nañ ko ku fa ñëw ku daan laal héroïne boo fa ñëwee ci kattanu yàlla di nga bàyyi man daal li may wax mooy Mbour ubbi nañ fa benn am na ci grand hôpital régional de Mbour am na centre de distribution de méthadone ñu ngi waaj yeneen lieu yoo xam ne bu ko aajoo rek suñuy responsable dinañ fa dem càmbar ñi fa nekk ci ay nit bu ko jaree ñëw def ko traitement de substitution. man bëggoon naa benn question pour ñu yeggali sa nga bàyyi bitim réew nan nga defaat ba gisante ak ñoom. bon loolu tamit xam nga yàlla parfois tamit yàlla day dugal loxoom ci mbiri àdduna gis nga bi ma nekkee ci biir addiction bii ma lay wax amul nee naa la jaay naa sama moitié kër pour dem ba Tunisie yàlla def ñu jàpp ma ci ndox mi indiwaat ma amul lu ma essayé wul pour dem mais yàlla tuddul ma dem mais dama toog ci internet bi en 2000 gis sama doom comme ça mais diggante bi toog nañu parce que bi ma fay jóge ñoom ki ci mujjee juddu 8 mois la am tey jii kooku am na ñaari doom elle a 86 ku ko juddu 34 ans am na ko ku góor ki moom moo amoon 3 ans kooku tey jii am na 83 la juddu 85 ans 35 ans am na ko donc ñooñu ñu xam nañ ni léegi maa ngi dund parce que yàlla def na ba ma gis leen ci internet bi ni ma génnee ci héroïne bi ba normal ku ma xool xam ni kii nekkatul kuy drogué wu loolu may na ma doole ba nga xam ne gisaat naa leen ba ñu commencé waat di déggoo di wax ci internet mu des peut-être ay moyens yu ndaw rek pour ma mën fa dem wala ñoom ñu mën a ñëw waaw mais loolu xam nga lu ñëwagul la mbiri yàlla la mais li ma daan ragal nga xam ne daana ma empêché sax may def pour mën a dem ci seen côté nekkatul parce que bëgguma woon mukk ñu ñëw wala ñu gis ma ci benn état bi loolu nag suñu borom bi def na ci jàmm ba ma génn ci loolu ragalatuma j'ai plus peur d'affronter mes enfants yàlla nañ yàlla may rek fan wu gudd ba ma mën leen a gis parce que bëgg naa leen a gis ce sont man j'ai été une fois heureux dans ma vie wax dëgg yàlla et c'était avec ma femme et mes enfants on m'a séparé d'eux ndax héroïne mais grâce à Dieu ñëw naa ba fi ma dëkk faju naa fi ba wér macha allah léegi li ci des dañ koy bàyyi ci loxoy yàlla rek ak képp ku ci mën a jàpp ba ma dellu rek parce que man problème mu visa du sama problème.